mbokk yi jërë ngeen jëf ànd beeg safook télévision Futur Média di leen di gërëm ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci ak taw gi nga xam ne ni fan yi dafa taqarnaase ci bërëb yu bëri ci biir réew mi fii ci Dakar ak jafe-jafe yi nga xam ne ni nit ñaa ngi koy dund bokk na ci te ci banlieue bi foofee dinañ fa dem fekk fa Habib Faye waaye ci Rufisque ay quartier yu ci mel ni Guy Mouride Darou Rahman HLM foofee it ndox mi nangu seen i kër lu ci mel ni Ziguinchor quartier yi nga xam ne ni ak kër yi ndox mi doon faral di taa ba tey ñu ko fay nemmeeku leneen ci biir xibaar yi ak fitna bi juk ci biir campagne électorale bi ca Matam foofee nag xam ngeen ni leader bu Pastef di Ousmane Sonko bu Yewwi Askan Wi demoon na fa waaye laalante doxoon diggante ña nga xam ne nag mooy gàddikooram ak ña farek maître Moussa Bocar Thiam ay tont ak laaj dox seen diggante ak suñu naataango ba ñu fa teewal di Ali Bandel Niang ci biir xibaar bi dinañ ko yaatal waaye it feneen ca Kaolack quartier Ndiafate muy ab commune bu nekk foofee foofa nag ay carte électeurs yu bëri ñu gis ne ba léegi daal nit ñi ñëwuñu jël ko ba tax kon commission ba fa nekk di ñaaw lu ni mel fekk na sax yenn ci ay way politique nee nañ ñu ngi leen di daal tuumaal ne ñoom ñoo téye carte yu ni mel Pape Mbaye Diaw ci biir xibaar yi mu leeral ko mbokk yi neskiis ñu xuus ci jërë ngeen jëf mbokk yi di leen di gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média ni ñu leen ko waxee ci bopp xibaar yi ak ndox mi nga xam ne nii jamono ji mu ngi wàcc fan yi nag tegle ay bis li ci mel ni ca Rufisque foofee nag nit ñi ña nga xam ni ñoom la ndox ma laal sonn nañ lool diggante fan yi nga xam ni nag ba tey ñu ngi gis ne daal taw maa ngi wàcc ca Tëngéej sax lañ jëm fekk fa Abdou Diouf Diagne suñu ndaw la ñu fa toogal dellusi ci jafe-jafe ya nga xam ni bokk na ci ay quartier yañ fa nemmeeku ca Darou Rahman ak ca HLM Abdou Diouf Diagne ñu ngi lay nuyu nga wax ñu ci lan la ñu mën a gën a jàpp foofee ca Tëngéej. Maam Biram waaw ñu ngi lay fay li ñu mën a jàpp rek mooy guddik démb fi ci Tëngéej njaboot yu bëri nag ci fitna la ñu ko nekkee dara waralu ko nag lu dul taw yooyu fitna googu nag daal di xëyaat ñu daal di koy dund ndax ni nga ko gisee rek ci suba ba léegi yàlla ñu mu ngi taw seen ay kër nag ñu bëri daal di koy génn bokk na ci ñu nekk ci commune bu Rufisque Est moo xam Rufisque Ouest la ak Nord amul benn kaaj commune boo xam ne daal ci Tëngéej ca tey ji mën ngaa jàpp ne ndox mi indil la ay jafe-jafe mbir ma nag ma nga gën a wa méttee nag fële nga xam ne mooy Darou Rahman foofu bëri na ñoo xam ne sax dañoo faf génn seen ay kër ndax ndox moo leen fa mujj wuutu nag ñu sonn lool jafe-jafe bu tar boobu tamit la ñuy jànkonteel ci quartier bi nga xam ne mooy Guy Mouride foofu tamit njaboot yu bëri biig daanaka ci biti la ñu fanaan ndax ndoxu taw yi nangu seen ay kër dañoo mujj sax nag di toj ay kër ngir daal di bàyyi nag ndox mi mu daal di jàll muy jafe-jafe bu tar boo xam ne nag daal jànkonte ak moom ma maire bu commune bu Rufisque ville sax nga mooy ville bi daal Oumar Cissé ñëwoon nag daal leen di nemmeeku moom sax nag muy xam ne dinañu jël ay mesures daal yoo xam ne nag mesures yu provisoire lay doon ngir daal di saafara jafe-jafe boobu nga xam ne askan wi ñu ngi koy jànkonteel lu ni mel nag la ñu nemmeeku tamit ci département de Rufisque daanaka yëpp rek kër yu bëri tey ji nag ndox mi daf koo nangu mu mel ne nag visite yi nga xam ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu assainissement doon na ko def ci dëkk bi nag ngir daal di wut ay saafara ci ndoxu taw mi seen njëriñ daanaka kenn gisu ko jamono ji nag ay nit ñoo xam ne ñooy jóg di jël seen dooley bopp di wut ay moto pompe nag ngir daal di taxaw askan wi bu ko defee ndox yi mën a jóge seen kër yi muy coono bu rëy boo xam ne Maam Biram askanu Tëngéej ñu ngi koy dund jamono ji léegi. Lamine Ba toogal ñu kon muy Abdou Diouf Diagne toogal ñu foofee ca Tëngéej bu ñu jógee foofee ca Tëngéej dañuy dem ca Ziguinchor Lamine ñu ngi lay nuyu Lamine Ba ma ñu toogal ca Ziguinchor moom it muy delsi ci jafe-jafe yi nga xam nit ñaa ngi koy dund foofee ak taw gi am muy am kon kër yoo xam ne daal nemeeku nañ ni saa yu tawee rek ndox mi kon dafay taa ba tax ñooñu it gën a am jafe-jafe jamono jii Lamine Ba ca Ziguinchor bu fekkee yemb na Lamine ñu ngi lay nuyu. kon ñu xuus rek ci xibaar yi ñu dem nag ba fa nga xam ni kon moom mooy xibaar yu taw yi ba tey ñu des ak waa météo ndax xam ngeen ni te ñoom ñu ngi saytu bu baax mbir yi ak ndox mi nga xam mu ngi wàcc liñ ci mën a jàpp nag mooy Dakar ak Thiès jamono ji ba tey ndox ma fa wàcc daal moo ëpp waaye taw bi dakkagul ndax suba ba ca altine bi mën nañ jàpp ni daal kon day wéy di taw ba tax ki ngeen xam ni moom mooy Tidiane Camara nekk ingénieur prévisionniste ca ANACIM yëkkati na ci ay kaddu yu mu dénk Chérif Dia ñu teewlu ko. Lamine Ba kon moom la ñuy fekk ca Ziguinchor Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mame Biram. waaw Lamine wax nañ ko sànq foofee ca Ziguinchor am na kër yu ñu nemeeku ne saa yu tawee rek ndox mi dafay des ba tax ñooñee ñoo gën a ami jafe-jafe jamono ji.
waaw li nga xam ne seetlu nañ ko Mame Birame mooy na nga ko waxee noonu la dañuy ndaw li nga taw yi nga xam ne wàcc na Ziguinchor bëri na lool li nga xam ne nag moo di quartier yi nga xam ne daanaka ñoo nekk ci faro yi ñoo gën a amee ay jafe-jafe mu ngi mel ni Belfort doxant nañ fa donc li ñu nemmeeku mooy ndox mi am na ci ay kër yi nga xam ne jot na fa dugg muy plan d'assainissement bi nga xam ne daanaka boo seetloo donc yàgg na waaye askan wi ñu ngay amee ay jafe-jafe jamono ji ngir li nga xam ne nag moo di ndox mi rawatina fa nga xam ne moo di Belfort loolu ngeen di seen noonu mooy canal d'évacuation bi nga xam ne nag moo jaar ci quartier bi waaye saa su tawee dafay faral di fees di sotteeku ci biir kër yi canal d'évacuation bi nag boo ko xoolee daanaka yàgg na askan wi bëgg nag ñu soppi ko def ci ab canal boo xam ne moo gën a yaatu waaye tamit ndox mi mën a jàll di ba ñu dugg ci biir kër yi démb nag mairie bi am na délégation bi nga xam ne nag yëkkati nañ ko fa dem nemmeeku jafe-jafe yi nga xam ne askanu Belfort ñoo ngi koy dund bi ñu fa yeggee nag kii nga xam nag mooy Dieynaba Fofana moom moo yor lépp jëm ci wàllu affaire assainissement hygiène publique ci biir commune bu Ziguinchor nee na am na ay jéego yi nga xam ne def nañ ko donc balaa nawet bi di ñëw waaye teewul ne jafe-jafe yaa ngi fi mu jàpp ne nag coono bi nga xam ne nag askanu Belfort moo ngi koy dund mu ngay tukkee ci liggéey yi nga xam ne nag Promoville amaloon na ko fat li nga xam ne moo di canal bi waaye nag nee na li jëm ci wàllu inondation yi rawatina quartier Belfort faaw nguur ci dugal ci loxoom ngir ñu mën ci indi ay ay solution ndaxte mbir mi ëpp na doole li nga xam ne nag moo di mairie bu Ziguinchor nee nag li jëm ci wàllu canalisation ñoom dañ koy toppatoo bu baax a baax waaye inondation yi moom dafay xew a jafe si ñoom ba tax na jamono ji askanu Belfort ndax bëgg ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ndaxte nee nañu indépendance ba léegi ñu ngi leen di promettre dañuy saafara li nga xam ne moo di jafe-jafe jëm ci wàllu mbenn. mu nga ko Lamine Ba suñu ndaw li ñu toogal ca Ziguinchor moom it doon addu ci ndox ma nga xam ni wàcc na ca diwaan googee ak jafe-jafe yi ni ngeen ko gisee ci image yi lépp rek waral ndox mi ak ñàkk jafe-jafe yéen ci assainissement ak yu ni mel tax kon ba ña fa dëkk bëgg it nguur gi ak kilifa yi nga xam ne ñu dénk lu ni mel gën cee taxaw ñu dem ca banlieue bu Dakar. Abi Faye moo ñu fa teewal moom it nemmeeku gi mel ni benn la ak jafe-jafe yi foofee ca banlieue bu Dakar Abi Faye bu fekkee yaa ngi ci ligne bi maa ngi lay nuyu Abi Faye kon moom la ñuy nëgëniku rek ànd ak moom ci ba tey ci kon tour bi nga xam ngeen koy def jagleel ko ndox mi wàcc ci réew mi du Dakar képp ndax it fii gis nañu dem ba tey ndox maa ngi wàcc waaye it bëri na ci diwaan yu mel ni ki noonu Abi Faye bu fekkee jàppandi na rek moom it mu dugg ci biir xibaar yi leeral ñu la mu gis ak kon la nga xam ne ni moo am foofe ca banlieue bu Dakar rawatina bërëb yi ci mel ni Pikine Guédiawaye Abi Faye jàppandeegul. Mame Birame maa ngi lay dégg. waaw Habib ñu ngi lay teewlu di la ziar nga wax ñu rek lu ñu mën a jàpp ci tënk foofee. ci ab tënk rek Mame Birame jàppal ni ci fukk ak ñaar ci gox yi nekk fii ci diwaanu ko Pikine am na ci yenn yoo xam ne def nañ ci ab nemmeeku xool tamit taw bi ba xam mi ngi sonal askan bi foofee am déet bokk na ci tamit ci diwaanu Pikine Ouest foofu nag li ñu fi gën a nemmeeku moo di ci diwaanu Technopole bi quartier Xurunaar foofu terrain cosaan bi nag dafa fees dell bay ball ba ci ndox yi sax ñi ngi am yuy dugg ci biir kër yi waral na tamit askan wi ñoom ci seen bopp tamit sonn nañ te it ña ngi ñaawlu li ni mel te it di wut wàllu donte sax bokk moomeel gi yónnee dafa ñaari pompe yoo xamante ni ma ngay ngacc waaye daal mbir ma ba léegi nii te it ma nga fa buñ fa jógee it doxantu nañ dem ba fële nga xam ne moo ci diwaanu ko Dominique fi ñuy woowee Curuba ci station d'épuration bi nga xam ne ONAS moom moo ko fa amal foofu jàppal ne ndox mi tamit noonu la fa taawee ñett fan mi ngi nii ngir mu jóge fa doon na it ab jafe-jafe ba it ndox ma dafa mujjee dugg sax ca école Elimane Ndiaye di école 7B loolu tamit du ne guléet ndax tamit saa yu ñëwee rek école boobee dañuy gën a nemmeeku ne daal dafay gën di taa Mame Birame ba tey ca diwaanu buntu Pikine mooy xàll wa jëm fële nga xam ne mooy ca Texaco foofu tamit ca wetu Brioche Dorée bi fees na dell ak ndox ba ndox ma mën nga dugg ca quartier bi nga xamante ne moom lañ duppee quartier Daaru foofu ndox mi tamit noonee la fa mel am na tamit yenn ci ay kër yoo xam ne la ñu mujjee def rek moo di jàll ay suuf ci saaku mooy saaku ceeb yi ngir rek ndox mi bañ a dugg fi nga xam ne moo di seen i biiri kër yi laata loolu tamit ñu doxantuwaale dem ba fa nga xam ne moo ci diwaanu ginnaaw raay nag ku ko wax jamono ji sa xel du xaw a dal bu baax ndax tamit mbënd mi boo seetee foofee nga xam ne mooy ca tunnel bi fees na dell ba tax na tamit ñoom booba léegi nag ñooy woo dañu alerter dañu wax ne tamit ngir sax ñu jàll
day doon loo xam ne ay ab jafe-jafe la heureusement ba nga xam ne am nañ benn passerelle boo xam ne dinañ ci mën a jéggi waaye foofu tamit jàppal ne ña nga xam ne ñooy dawalkati sareet yi foofee dañuy mën a nekk di jéggi leen nit ñi ca ndox mi di fayeeku ñaar fukk ak ñeent fukk ngir askan wi mën a dem seen i dalluwaay yi fañ ko jeexalee rek moo di ca diwaanu Jidda Caaray Kaw jàmm gën foofu tamit ndox ma ba léegi mën nga fa ci kaw tali bi rawatina tamit ci route nationale bi ci biir koñ yi ndax niñ koy génnee ak i ko pompe yi doon na loo xam ne lu néew la Mame Birame Diouf. Abi Faye jërëjëf ñu des ba tey ci taw bi ak météo xibaar yi nga xam it mu ngi koy joxe jàppale ni Dakar Thiès jamono ji ndox ma fa wàcc moo ëpp lool waaye taw yi dakkagul ndax fii ak altine dina teglu loolee nag daanaka wër ci biir réew mi. dañ ci teewlu leeral Tidiane Camara doon ingénieur prévisionniste ca ANACIM ci jokkoom ak Chérif Dia. bisu àjjuma seetlu nañ ni dëkk bi yëpp taw ndox mi wàcc na xam naa bëri ci yenn gox yi ci noonu bi ñu xoolee gis nañ ni gox yi féetee soowu réew mi yu ci mel ni Dakar ak Thiès ñoo ëpp lu ñu am ci ndox ndax bu ñu demee Thiès Mbour mi ngi am lu tolloog juróom fukk ak juróom-ñetti millimètres ci taw. Dakar moom mi ngi am ca Yoff juróomi fukk ak juróom-ñetti millimètres Kër Massar ñoom ñi ngi am fanweer ak ñetti millimètres te bu ñu àggee Dakar Plateau moom mi ngi am juróom benn fukk millimètres taw yooyu noonu nag gis nañ ni dina wëy ci ngoon si jëm guddi ci gox yi féetee soowu réew mi ak yi nekkee Casamance donc gox yi ci mel ni Dakar Thiès Fatick ak zone Casamance bi foofu taw bi dina fa wëy ci bisu tey jii te bu ñu demee ba ci guddi tamit. ñi ngi xaarandi ay taw ci penku réew mi donc mooy goxu Matam Tamba ak Kédougou yooyu te situation bii nii nag dina wëy fii rek week-end bi di jeex donc ci suba dimanche dinañ am ci ngoon ay taw yuy jugee penku réew mi nar a laal digg réew mi donc Dakar ci la bokk te buñ demaatee ba ci bisu altine tamit buñ demee ba ca ngoon sa incha allah dinañ am taw yuy jugee penku réew mi nar a laal dëkk bi yëpp. incha allah ci guddi altine jëm talaata. Kër Saalum Diané ab diwaan gu nekk ca Fatick foofee ñëw fa dëkk jamono ji ami jafe-jafe ndax yoon wa ñuy faral di tegu di dem di doxi seen yitte moom daal moo ami jafe-jafe gannaaw ndox nga xam it wàcc na fa ba tax ñuy laaj kilifa yi ñu defal leen yoon googee lépp mën na jaar yoon Aminata Goudiaby bi ak Abdou Karim Bey. ab piste la boo xam ni moo dox ci diggante Toubacouta ak Kër Saalum Diané dem na itam ne ñu ba Nioro Kër Mamou Ndari yoon la woo xam ne nag fi mu ne nii ba nawet bi tàmbalee ba léegi daanaka jaar fa yombul dara ndaxte taw yu métti dañoo tax ba wàllu yu bëri dagg ci yoon woowulee. actuellement oto yi Toubacouta lañ jaar yëm oto yu mag yi camion frigo yi indi matériel yëpp ñu ngi gaare par Toubacouta lañ kii kay nawet nii la ma daaw maa jëloon sama moyen defar dindi ay tracteur ay benn ñu sol ay saako pour oto yi mën a jaar pont bi route nationale yoon bii moo dem ba Nioro Mamou Ndari bii nii Toubacouta la génne dem ba Nioro Mamou Ndari donc nu ñu mën a jàppale nu mu gën a gaaw suñu yoon bi mu defaral ñu. situation boobu nag indil ay jafe-jafe askan wu bëri yu yeewoo foofee ca Kër Saalum Diané ndaxte dem ak dikk yombatul ci ñoom rang-rang boobu nga xam ne dafa gudd nag dañ ko war a bitumer suñ sukkandikoo ci maire ba ndaxte nee na marchandise yu bëri fa lañ koy jaarale te Kër Saalum Diané dëkk boo xam ne la mbay mi dafa am doole. suñu commune Saalum Diané dafa am problème yoon jafe-jafe yu mag lañ am il faut que état bi jàppale ñu parce que lii nawet benn oto mënu fi jaar pour dem Kulaar te fu mu toll nii ñu ngi ni directement ci pont Kulaar soose bi état moo ñu mën a defar ñu yoon bi. beneen jafe-jafe boo xam ni ñoom am nañ ko fi mu ne nee ñu forage yi nekk ci dëkk ba yu ci bëri fi mu ne dafa am problème nee ñu lu ëpp weer a ngi nii ngir ñu jot ci ndox mu neex ay jafe-jafe yu metti la. forage yu depuis 1 mois mu ngi dañoo am problème forage commune bi yëpp ñoo am problème ndox actuellement forage yi ñoo am problème napp bi moo am problème forage Saalum Diané dafa am paan forage Kër Baka Jaw am paan bu Ndaraame Ibrahima am problème bu Njaakunda rek mooy dox actuellement. Kër Saalum Diané nag benn la ci juróomi commune yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci arrondissement bu Toubacouta ñeent fukki village ak juróom-ñett ñoom ñoo fa nekk waaye fi mu ne juróom ñi rek ñoom ñoo ci am courant loolu itam di jafe-jafe boo xam ni ay saafara war na cee gaaw. mu nekkoon Aminata Goudiaby bi ci diwaanu Fatick delsi ci laale yi doxoon barki démb diggante ña fare ci Ousmane Sonko ak waa Benno Bokk Yaakaar féete ca maître Moussa Bocar Thiam maire bu Ourossogui moomee nag guléet mu àddu ci gannaaw jafe-jafe yooyu nga xam ne amoon na fa moom nag mu ngi tuuma rek kon njiitu Pastef ne moo yaboon ay nervi ci ay bus lépp ngir kon fitna googee waajal ko ñu ànd ci élément boobee ak Ali Bandel ñaa ma ñu teewal ca Matam.
turam bokk na ci ñu gën a tudd fan yi ci région bu Matam gannaaw affrontement jàppante yi amoon diggante waa Ousmane Sonko ak waa Benno Bokk Yaakaar maître Moussa Bocar Thiam di maire Ourossogui di àddu ci lu njëkk ci événement yooyu la nga xam ne ñenn ñi am nañ ci ay gaañu ba ñu tegoon ci loxo ñeneen di tuumaal njiitalu Pastef moo laloon ab diilam ngir kon mën a nëbb ñàkk am nit gi mu ñàkk am ci diwaanu Matam. ñun waa Matam président Macky Sall moo nekk suñu ay xol Matam président Macky Sall moo ko moom. soo gisee ñu naan opposition amu fi place parce que ñu suñu biir ay xool Macky Sall moo ci nekk lu ñu liggéeyal benn président musuñu koo liggéeyal fii ci Matam opposition bu mu doon muy Yewwi Askan Wi muy beneen coalition ñoom ñëpp kenn amu fi place fii ci Matam léegi soo gisee li xew barki dem xew fi ñoo indi ay car ay nervi pour jéem a ay jaas yi et les gens armés lañu indi fii pour jéem a napp ñi pour jéem a xoxotal jeunesse bi pour wal leen que Sonko fii wala Yewwi mën na fi am dara. Encore une fois, les éléments de la gendarmerie interviennent pour éviter le chaos. dëkk bi nous sommes pas violents parce que 4 jours avant ñoom ñuy ñëw ñoom bii ñëw fi dañoo armé wu indi ay ñeenti bus ay nervi ay jaas yi ay pistolet lu ne indi nañ ko Ourossogui pour jéem a napp ñi pour population bañ a wane ne que dafa ànd ak Macky Sall. maire Ourossogui xamal ñu ne ay ndaw volontaire te dëkk Ourossogui ñoom ñoo jóg taxaw fippu ngir jàmmarloog nervi yi Ousmane Sonko yabaloon ci këram. la réalité mooy bi xale yi gisee ne nervi wàcc na ci biir Ourossogui xale yi Ourossogui seen bopp les jeunes seen bopp ñoo taxaw tem woon leen ne que yéen seen doole bi ngeen di jaay du fi jàll te loolu moo am te maa ngi sant ñoom nañ gërëm bu baax gendarmerie parce que bu leen gendarmerie jàppale woon tey jii leneen la ñuy wax de l'opposition ici à Matam ne sera pas forcément une chose aisée il y avait la tension dans l'air. moo ne sax nag ay waxtu laata Ousmane Sonko di ñëw ci Ourossogui moom moomu di maître Moussa Bocar Thiam filmé nañ ko ci dugub mbooloo ay ndaw ak i responsable Benno Bokk Yaakaar mu doon yëkkati ay kaddu di tëkku waa Yewwi Askan Wi rawatina Ousmane Sonko mu déclaré woon sax persona non grata ci Ourossogui. Ali Bandel moom it mu tàllal micro ki ngeen xam mooy Mamadou Sy bokk ci responsable yu Yewwi Askan Wi nekk foofee ca diwaan ga mu dàq tuuma yooyee xam ne ni daal waa Benno tiit moo leen jàpp ak mobilisation bu am solo gi ngeen xam ni waa Yewwi Askan Wi def nañ ko foofee ca Fouta dañ koy teewlu moom Mamadou Sy ci micro Ali Bandel ñoom. D'abord, nous de PASTEF, nous voulons préciser que cette intervention du maire de Ourossogui qui ne l'honore pas est à l'encontre de la vérité. Quand il dit que PASTEF a envoyé des bus remplis de nervis à Ourossogui, c'est tout à fait faux, d'autant plus qu'il s'agissait seulement de renforcer la sécurité du président Ousmane Sonko, compte tenu des menaces de Farba Ngom et lui-même Moussa Bocar Thiam et d'autres de l'APR qui disaient que Sonko ne sera pas au Fouta, comme si le Fouta ne fait pas partie du Sénégal. Deuxièmement, il dit que les militants de PASTEF ne sont pas li Moussa Bocar wax du dëgg wolof Njaay nag daa bëgg ñu jaar ci dëgg bi ñëpp xam nañu Farba Ngom moom Moussa Bocar Thiam dañoo menacé woon ñu ne Sonko du dugg Fouta loolu moo tax ñun waa Pastef ñu renforce sécurité Ousmane Sonko ak Yewwi Askan Wi waaye defuñu dara luy tax ñu def violence ñëpp gis nañu violence ñoom la jógee surtout Moussa Bocar Thiam Pastef mu ngi fépp ci région de Matam Ourossogui lañ gën a bëri ay nit sax mobilisation bu ñuy def moo leen tiital ñu xam ne ñoom seen titre foncier bu ñuy réclamer amatut ci Matam it boobu moo tax Moussa Bocar Thiam déployé ay nitam ñuy sànni ay xeer waaye mobilisation bu am fi musul am ci région de Matam muy wax ni ñun waa Pastef surtout Ousmane Sonko su du woon gendarmerie du baax ci moom ma ne kii moo nekk rek irresponsable nit koo xam ne jox nañ la place boo xam ne kuñ ko jox ci réew mi war nga ne alhamdulilah ngay wax yu mel ni comme ndongo daara wax yu irresponsable te du moom kese de waa APR yi ñuy nekk région de Matam ay irresponsable lañu Sonko Sénégal yi la am na droit yu dem fépp ko neex ci réew mi ñun nag waa Pastef dañuy artu parce que ñii ñu ngi utiliser ay fibres ethniques pour bëgg a des ci nguur gi ci Matam ñun loolu la ñuy xeex ak ñu fitina lañu te Ousmane Sonko Matam Sonko moo ko moom incha allah dina leer nañ le 31 juin. doonoon ay leeral yu Mamadou Sy bokk ci kilifa yi nekk foofee ca Matam féete ci Yewwi Askan Wi Chante Diop fekkee yaa ngi ci ligne bi ñu ngi lay nuyu. Mame Birame Diouf. waaw Cheikh Anta nag mu am ndogal gu tiis goo xam ne dem nañu it ba tey ci biir xibaar yi muy ab accident gu am foofee ci diwaanu Bayax noonu la. waaw ci Bayax ba léegi ci commune Diender daanaka ñeenti nit ñoo ci faatu muy accident bu metti benn oto boo xam ne dafa particulier la mbëkkante ak benn camion ba camion bi yéeg ci kawam tey jii nag ñooñu nga xam ne faatu nañu ab moodu la woon bu jóge woon bitim réew àndoon ak yaayam ak ñaari rakam ci benn oto doon dem Ndakaaru ngir jël seen benn conteneur xew-xew boobu amee nag mbir mi nag mi ngi amee juste rek ci Diender
dëkk bi ñuy wax Golom foofee la amee ba léegi nag daan camion bi dañoo jël ñaari bulldozer la ñu mujj dem jëli ji maire Jandeer yi Alassane Boy moom moo ko jëli indi ba ñu ko wàccee waaye nag sapeur pompier yi ñëw la ñu ngir génn ñu nekk ci biir mu nekk nag accident bu metti ndaxte ñaari fan yi ñu génn rek amoon na beneen accident bu metti woon ci Notto Gouye Diama ci pont boobu nga xamante ne mooy Lactalement amoon juróom benn ñoo xamante ne faatu nañ tey jii mu dolli si nag ñeent ñi xamante ne faatu nañu mu nekk mbir mu takku fukki ñoo xam ne fukk ñu ñàkk seen bakkan ci commune bu Jandeer ci accident circulation lu metti la ba tax na nag askan wi ñoom lépp nee nañ ñi ngi sàkku daal ñu tabaxal leen ba léegi rek benn caserne sapeur pompier ndaxte sapeur pompier bi ñu leen woowee daanaka Thiès la ñuy jóge ñëw fi nga xam ne mooy Jandeer te diggante bi dafa sori lool kon nag Mame Birame loolu rek niñ ci ñëw xam naa nañ ci gën a ñëw ci lu gën a yaatu. mu nga wax Chante jaajëfal kon mi leen ko waxee kon ca Jonjeer ci diir bu néew rek fukk ni ñàkk fa seen bakkan accident gu ci mujjoo ca Bayax ñetti nit kon ñoo ci faatu loolee dinañ ci desiwaat ni mu gën a yaatoo dañuy dem ca commune bu Ndiafate ni leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ak carte électeurs yi ñu nemeeku ni ba tey mu ngi des ci commission bu nekk foofee muy kon ñeenti téeméer ci ay carte Pape Mbaye Diaw ma nga xam ni nag moo ñu taatandal xibaar yooyu dinañ ci ànd nag moom ci suñu yeneen i xibaar yi di ñëw dañuy delsi ci kon bëgg-bëgg nga xam ne ni kii di Mouhamadou Bachir Dieng doon ambassadeur handicapé yi yëkkati na ci ay kaddu moom it bëgg daal ci ak campagne gi nga xam ne ni ñi bëgg a dem ca assemblée ñu ngi koy amal ñu bàyyi leen xel bu baax a baax bokk ci ñu mun leen recruter ci biir entreprise yi Mouhamadou Bachir Dieng la ñuy teewlu ci biir xibaar yi. Mouhamadou Bachir Dieng jàppandiwul dem ba Thiès fekki faat Chante Diop ak jafe-jafe yi am ci suuf foofee muy kon ay litige foncier ñu ne meeku fa ba tax kon kilifa yi bëgg nañu daal ñu gën ci taxaw ak askan wu nga xam ne ni moo fay yeewoo loolu lépp nag ñu tënk ko Chante Diop lañ ci àndal ngir am ci lu gën a yaatu. cadastre ak sécurisation foncière fexe nag ba dindi lënt-lënt yi nga xamante ne am na ci wàllu suuf ci communes yi loolee tax projet bi jóg. dina indi ay outils yu bees yoo xamante ni bii dina mën a tax communes yi ñu xam bu ñuy jël délibération di ko jox nit ñi que délibération yi kat délibération yu wóor la projet bi dina développer lu ñuy wax ay infrastructures dina leen tabaxal ay bureaux fonciers. yoo xam da koy équiper yoo xam daf leen ciy defal lu ñuy wax agent foncier. gën a moderniser li ñuy wax seen réseau géodésique dinañ jënd ay images aériennes ay images satellitaires. projet bi dina développer li ñuy wax système d'information foncière communale. loolu lépp nañu fas yéene koo amal lëkkaloo ci ak étudiants yi nekk fii ci université Iba Der Thiam bu Thiès tàggat leen ci jox leen ci ay jumtukaay ba ñu mën a dem ci communes yi jàppale maire yi ci wàllu gëstum suuf. pour ñu continuer leen accompagner ci wàllu formation pour agent yi parce que boo demee ci maire yi dañuy wax commission domaniale mais boo demee ci commission domaniale ba doo fa fekk déjà ku am compétence ci wàllu woowu mais doo fekk sax outils yi ñu utiliser. du fekk outil appareil yi nga xam moom la ñuy utiliser pour natt suuf yeeg yooyu noonu donc fekk ñun amoon nañ expérience bu bëri ci loolu ci la ñu initier projet de convention. convention bi nag xaatim nañu ko madame Ramatoulaye Diagne directeur bu université bu Thiès bég ci lool moom sax yokku si na lii bu ñu ci noppee jafe-jafe suuf yi ñu daan nemmeeku ci yenn communes yi lu ci bëri de dina dakk. jërëjëf Cheikh Anta Diop dellusiwaat ci kon kàddu yi nga xam ne Mouhamadou Bachir Dieng moom mi nekk ambassadeur handicapé yëkkati na ko ak campagne gi ñu amal jamono ji bëgg ñu bàyyi leen xel bu baax a baax bëgg nañu gën a teewit ci biir entreprise yi ndax loolee jafe-jafe lañ ci nemeeku fii ci biir réew mi Mouhamadou Bachir Dieng ñu déglu ko. waaye maanaam toujours njàqare ak tiis ak sa nga ne mu nga li si xar kanam way laago pour am liggéey pour am station mooy day métti mooy sëg lañu bokk war na am xaaj ak seen moo tax ñu ñaan ñu war a doxal ci ndaw réew mi gën a bàyyi xel gaay am laago yi gaay promouvoir ce qu'on appelle l'égalité des chances gaay booy jël ñi ñëpp la booy laago mën laa tere nga yongo jël yenn poste de responsabilité moo tax ñu ñaan kenn lay gars yi gën a bàyyi xel booy laago yi gars yi intégré seen programme aussi surtout entreprise gars yi di jël gars am laago yi parce que surtout lañ bokk parce que gars yi dañuy jàng am seen lijaasa mais pour am xëy c'est tout un problème. commune bu Ndiafate lu toll ci ñeenti téeméer ci ay carte électeur ba tey ñu gis ne mu ngi teew ca commission boobee tax ba ka ngeen xam ni moo fa nekk yore kaddu gi di Gustave Gueye
yëkkati na ci ay kaddu dénk ko Pape Mbaye Diaw ak Faly Gueye moom nag la mu bëgg rek mooy nit ña nga xam ni seen carte yaa ngi foofu ñëw jël ko bu doon ay carte électeur ndax bokk na ci ay way politique yu jàpp ni daal ñoom ñooñee di kilifa yi ñooy téye carte yi dañu koy déglu. ñu ngi ñeenti téeméer juróom-benn téeméer carte d'identité yoo nga xam ne ñu ngi fii di nelaw nit ñi duñu jël ci seen carte d'identité ñu leen a ñaan ngir yàlla ñu ñëw jël ci seen carte d'identité. ñu amoon 200 maanaam ñetti téeméeri carte d'identité yoo xam ne ancien nouveau stock la juróom-benn fukk juróom-ñaar fukk lañ ci jël. ancien stock bi fi nekkoon ñibbiwaat Ndiédiène maanaam ñetti téeméer la woon ci ñetti téeméer yooyu ñetti carte d'identité lañ ci jël te ñun ñu ngi fi ba samedi sax dañuy liggéey mais dangay xëy si ba jant bi soo nga joxe benn carte d'identité mbala ñaar mbala ñett nañ jël seen carte d'identité yi ngir yàlla téye lu ñu kenn carte d'identité parce que fii nga far mbala fële nga far 2017 man maa ngi fi nekkoon soo gisee ma nekkaat fii tamit tey c'est que lu leer rek a nekk fii commission bi amul laqal ay SEDA baa ngi fi man maa ngi fi beneen parti politique kenn taxawu fi kenn carte d'identité yaa ngi nii kenn taxawu fi nañu ñëw jël ci seen carte d'identité yi. mu ngoog mbokk téléspectateurs yi kon ci kàddu yu googee la ñuy buuree xibaar yi di leen di gërëm di leen di sant ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi ci kàllaamay français Marcel Farba Maroun noppi na kon neskis mu teew fii yaatal ko ñu ngi leen di gërëm di leen di ñaanal ngoonu jàmm.